asalaamaaleykum mbokk waa Sénégal maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam maa ngi ñëw tey waxtaan ak yéen ci lu gàtt waaye waxtaan ak yéen ci tiis bi nga xam ni jamono ji nekk surtout jamono bi moo dab Sénégal xëy na wax ci tiis tàmm ñu di ko def ndax boo waxee ci tiis ñu ni dafa jël tiis pour waxtaanee ko waaye tey dafa jot ñu taxaw ci tiis bi nga xam ne moo fi xew fan yi yépp ñu ngi gis suñu ay doom suñu ay rakk ñu leen di for ci wetu géej lu tax ndax dañoo jóg fas yéene génn réew mi dem feneen ñu ngi door nag ñu ngi nuyu seen mbokk yépp ñu ngi leen di masawu di leen jaale di jaale réew mi yépp ci suñu doom ak suñu rakk yooyu nga xam ni dañoo jël gaal yi di dem te yàlla jël foofu seen bakkan waaye loolu du wax ko rek lañu war a taxaw dañu war a xool tiis googu lan moo ko indi tiis googu lan moo ko lal tiis googu ba fan la ñuy yóbbu ndax tey li xew ay bateau di chaviré yépp ay doomu Sénégal ñu bokk ci yépp doomu yeneen i réew waaye Sénégal waruñ ci taxawaat parce que jaaxle nañu dañ jàppoon ni loolu jeex na ci suñu réew waaye mënu fee jeex ndax jamono ba muy am réew mi dafa metti woon kon su réew mi delloo di gën a metti xale yi egsi ba foofu waxuñu ni dëgg la war nañ koo def waaye ñun jaaxle nañ lool waaye tey wane na ni am na échec lamentable de cette politique de la jeunesse parce que ay ndaw rek ñooy dem ay ndaw ñooy dem ay jeunes ñooy dem waaye ay yaakaaru Sénégal ñooy dem ay doomu réew mi ñooy dem doomu réew yooyu nga xam ne suba soxla nañ leen doomu réew moom nga xam ne tey nag soxla nañ leen waaye ñoom gisuñu seen bopp ci réew mi parce que dañu jàpp ni ñoom amuñu njariñ ak ñoo am njariñ ak ñu leen soxla woon suñu borom jël leen ci foofu ñu doon dem li leen tax a jóg war nañ ko mën a njott ñun ñëpp ndax li ñuy dund ñun sañu ñu jël gaal dem parce que soxla nañ ñu fii ci réew mi bu doon loolu rek ñu toogoon bitim réew waaye sañ nañu jóg dem waaye sañ nañoo jóg wax xale yooyu jóg dem li leen dem loo mooy dañu bëgg changer seen vie tey seen vie changé na ndax li tax ñu xam ni seen bakkan mi ngi ci li tax ñu xam ni seen waajur yi ñàkk leen mi ngi ci li tax ñu xam ni seen ay soxna ñàkk leen mi ngi ci li tax ñu xam ni seen ay doom dootuñu am ay waajur mi ngi ci taxul ñu braver loolu yépp jóg dem pour changer jóg dem pour jariñ jóg dem pour defar seen avenir ba tey li yépp fekk leen si neew ñu dëgg la war nañ koo def waaye jaaxle mooy indi lu nekk jaaxle mooy indi fippu waaye jaaxle mooy indi jóg dem dugg ci gaal donte gaal googu xam nga ni am nga ay chance pour mu ñëwaat sa kaw ñoom tey bëggoon nañu changer seen devenir bëggoon nañu changer li nga xam moom la ñuy dund tey ndax ñoom du futur beneen tax du jóg mais tey jii mettit gi nga xam ni moo fi am moo tax ñu jóg kon loolu war nañu xoolaat cette politique de la jeunesse mais à travers l'échec de ces politiques de la jeunesse c'est l'échec lamentable de toutes ces politiques parce que jeunesse dafa nekk lu nga xam dafa transversal soo nee am na échec rek am na échec parce que tey jeunes yooyu li ñuy wax saa su nekk jamono ju nekk dañ leen war a téye indil leen ay alternatives te loolu mën na nekk mooy xale yi nga xam ne dañu nekk ci gox-goxaat yi ñu indil leen lu nga xam ne mën nañ cee jàpp ba nekk yëg seen bopp ñi nga xam ne dañu nekk ci réew monde rural bi war nañ leen fexe ba ñoom ñu toog fii nga xam mooy seen ay terroir indil leen ay pexe yu nga xam ni ñoom suba dinañ am liggéey pexe yu nga xam ne dinañ dimbali seen ay njaboot kon politique yooyu yépp échoué ñu ñëw nag bëgg leen tegal lu gën a metti mooy soo fi toogee mu metti amoo droit wax sañoo def ni Guy Marius loo def ñu tëj la loo def ñu jàpp la ñu dem ba metti ñu ne xaaral kon ñu génn réew mi parce que fii amatuñu sax liberté donc du rek pour nekk mais xale yi dem nañ tamit parce que fii jàpp nañu ni liberté wax lii metti na ma ak jóg wane ko sax mënatuñu ko def xale yi jóg nañu dem parce que li ñuy dund xale yi ñoo dem de waaye mag ñaa ngi koy dund góor ñaa ngi koy dund jigéen ñaa ngi koy dund àdduna yépp a ngi koy dund ndax sénégalais bu su nekk tey bu ñu la jëloon nga toog wax li la metti aka moo bari kenn mënul def lépp waaye am na lu tuuti lu nga xam ni nit daf ko warloog askanam nit daf ko warloo askanam surtout bu yàlla defee njiit yi yépp ñu am tey nekk ci gouvernement bi xam nañ lan mooy tolof tolof
xam nañ lan mooy luwe démb xam nañ lan mooy ñàkk xam nañ lan mooy bëgg faju ñàkk mën a faju parce que ay jamono ñoom waroon doon nañ dem ci ay organisme doon nañ dem ci ay ministère doon nañ dem ci ay grande ville pour ñu leen di jël en charge kon xam nañ lan mooy métit kon bu askan wi yépp jëlee seen doole jël seen yaakaar jël xeexu démb ci 2012 yàggul jigéen comme ndaw xeex ba teg leen fi kon war nañu mën a changer askan wi war nañu mën a changer situation askan wi tey ñu dem ba ay xale di jël gaal ñu dem ba ay nit di fëpp di génn di wax waaye li gën a dangereux moo nekk ci biir salon yi mooy sénégalais bi nga xam ne jëlagul gaal sénégalais bi nga xam demagul ci grille palais ni toog ñëw leen déglu ma président yow la ñuy waxal parce que ku soxla nit nag da ngay dem ba ci këram te bu ñu xoolee chef suprême moo yor loolu yëpp ëmb ñëpp war a njabootee ñëpp war a uf ñëpp mel ni déggul gisul ñu dem fëgg ci buntam dafa war a ibbi buntam yi moom war woon xaar kenn fëgg ko waroon na xam ni askanam sonn nañu waroon na xam ni li nit ñi di dund metti na ba pare ñu yokkal leen yokk courant yokk ciment yokk lépp nag ba pare ni kenn du wax xëy jël ay syndicalistes lu del ni loolu yëpp dafa nekkoon ci lu nga xam ne dañ jàpp ni ñun ñoo ko moom mooy ñuy revendiquer nga xëy anamu indi projet de loi nee nga pour jël ay nit ni dem leen di séquestrer wala dem leen di réquisitionner leen mel ni ku nekk ci biir armée bi doy na am nañu liggéey mais loolu kenn mësu koo gis ci réew mi egg na fu nga xam ni jot na nag dafa jot état ji responsabilité am citoyen bi ñu doon jël suñu responsabilité parce que la responsabilité est citoyenne mais il nous faut maintenant ñu jóg taxaw ñun ñëpp xam ni réew mi nag fu muy waaj a yegg mënuñu fa yegg waaye balaa nag li nga xam ni mi ngi bax nekk ci marmé bi di tuuru nañ taxaw alerté mais nañ jóg jël suñu ay responsabilité état bi jël responsabilité am pour que ëllëg ñu xam ne lii ñoom la mais citoyen bi tam jóg taxaw xam ne lii balaa muy yegg fenn ñu xam ni jóg nañu lii nag mënuñu fay yegg parce que Sénégal ñu ñëpp a ko bokk mais Sénégal bu ñuy wax réewu jàmm la dëgg la bu ñuy wax réewu teraanga la dëgg la réewu diine la ak l'islam la ñëpp jóg waa diine yi nañu jóg ñi nga xam ñoo nekk yeneen leader bu ñu mënti doon waaye soxloo ñu waxu leader kese dañu soxla waxu citoyen bi nga xam ne moom réew mi te ngànk réew mi te lu mu bëgg mooy am ci réew mi ñu jóg pour li nga xam ni metti na nekk na fi mu dagg te mu ñu jël Sénégal ñu dem ci Sénégal yu gën a rafet ñu dem ci Sénégal bu gën a baax ñu dem ci Sénégal bu nga xam ne suñu ñaan jàmm war nañ ko mën a am parce que dañuy def lépp li nga xam ne ay kuréel la waaye dañu def lépp ay matukaay pour que Sénégal bu nekk mën a gis boppam fii ci réew mi te am jàmm am salaam te loolu dañ koy ut mais dañ koy sàkku ci Sénégal yi dañ koy sàkku aussi ci état dañuy jël responsabilité yi na taxaw pour que Sénégal yi jëm ci kanam alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf